waaw yow moom may leen ma ko rek may leen ma rek ngir yàlla. waaw jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. commissaire nag ni mu tàmbalee waxtaan bi sànq man séeréer laa mënu ma ko tàmbalee noonu waaye maa ngi nuyu di ziar imam yi fi teew yëpp ku ci nekk xam naa ne waxtu bi jot na timis léegi mu jot te imam moom boo ko téye timis bu jotee lu mu la bëgg a bëgg dina fi dem bàyyi def kon maa ngi leen di ziar di leen di gërëm di leen di sant. Monsieur l'adjoint au maire de la ville de Pikine Ouest, Monsieur Ahmed Gagne, Madame, Messieurs les conseillers municipaux, yi nga xamante ne ñoo fi teew ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu it ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew nekk délégué de quartier nuyu acteurs communautaires yi nga xamante ne ñoo ngi fi nuyu bu baax le président du conseil communal de la jeunesse le dynamique président du conseil communal de la jeunesse de Pikine Ouest nuyu bu ma waxee acteurs communautaires yi nag bàjjenu gox yaa ngi ci relais yaa ngi ci ado yaa ngi ci acteurs communautaires de la santé ñoo ngi ci ak ñëpp ñi nga xamante ne daal ñooy acteurs communautaires yi nuyu it le président de la zone bu nuyoo président bi nuyu nañ ASC yi nga xamante 9 ASC yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi yëpp nuyu ki nga xamante ne moo représenté paroisse bi Jean-Pierre man koy nuyu bu baax di nuyu it bu demee mu nuyul ñu le père saa yuy def passation boobu pour installer wu ñun dinañ ñëw accompagner ko bu baax a baax comme ni ñu ko defee avec ses prédécesseurs. nuyu le président du CDS mu ñëw fii ci turi comité de développement sanitaire yi nga xamante ne nekk nañ ci commune bi yëpp muy Samba Sarr nuyu bu baax a baax. ñëpp ñi nga xamante ne jël nañ fi kàddu di ay acteurs tey daje fi li ma fi gën a yéem mooy dañ fi daan daje lu bari daje yu mel nii waaye non seulement du yàggee nii waaye balaa mu doon jeex da doon fekk ñëpp ñibbi tey nag monsieur le commissaire jàpp naa ne yàgg na waaye ñi fi ñëwoon toog ba léegi ñoo ngi toog di déglu loolu nag dafa am lu muy tekki am li muy firndeel mooy solo bi nga xamante ne tey acteurs yi jox nañ ko ndaje tey bi ku ci nekk ci acteurs yi ki jël kàddu ci seen tur gis nga taxawaay bi nga xamante ne jël na ko wax na ko ba dugg ci li nga xamante ne tey naam tàggatul ñu ñun en tant que citoyen pour ñu ci indi xam-xam parce que dafa am ñu préposé ci ñoom ci loolu muy sécurité mais esquissé nañ sax ay solution yoo xamante ne tey xëy na boo ko jëlee méngale ko la nga xamante ne moom nga jàng te di ko doxal dina am yoon boo xamante ne dinañ ko xàll pour assurer la nga xamante ne mooy sécurité askan bi ak seeni alal kon ak man de je suis particulièrement ému par ndaje bi kontaan it ci ndaje bi nga xamante ne am na bu baax a baax te ma koy interpréter rek comme ni ma ko waxee sànq solo bi nga xamante ne askan bi jox nañ ko ndaje bi monsieur le commissaire gis nga ne ci yow laa mujjee ci nuyoo yi ma lay gërëm di la sant ci démarche bu bees bi wax nañ ko yàgg nañ fii accueillir ay commissaire waaye nag bii démarche bu bees boo xamante ne ñu nit dañ koo agréé dañ ci kontaan ci démarche bi ba nga ñëwee def visite de courtoisie te bu la neexoon doo ko def loolu dafa laaj dafa am solo ñu koy wax bu ko neexoon du def benn visite de courtoisie ci benn maire puisque nag amul dara ñu ko ci biir
bu ko defee dañ ko koy gërëm ba mu ko defee ba pare bañ waxtaan ci ñu sàkku ci moom ne ñun kat bëggoon nañ waxtaan bi ñu seq ci biir bureau bi ñu seq kook ñi nga xamante ne ñoo ñu jox baat puisque jàpp naa ne foofu lay amee solo moom mu nanguwaat boobu proposition ñu ànd kook moom tey daje bii kon jàpp naa ne moom au nom de toutes les populations de la commune moi dama am pour gërëm ko sant am it yaakaar puisque nag day soog a installé wu ma am yaakaar ci démarche bii mu tàmbali liggéey bi nga xamante ne son excellence sant na ko gëm naa ne liñ ci tàmbali day dal na xel ci fi nga xamante ne ñoom fay gëm puisque nag ku xamul li ngay wax it wala nga xamoo fi ngay taxaw mën nga xam ràññee ni ñii dañ leen a amee njukkal bu ñuy tëddee di nelaw ñoom ñooy toog di ñu gàll kon kooku bu ñëwee ne la damay waxtaan ak yow ci nan lay def ba mën a gën a assurer sa sécurité yaakaar naa ne bénéficiaire bi yow la kon ñun ñoo la amee cant amee la ngërëm li nga xamante ne population bi moom lañu yëkkati di collectivité territoriale bi tënkuñu ko lépp loo xamante ne da cee war ñu yombalal la sa liggéey na nga xam ne ñun dinañ ko def ba mu mot sëkk pour yombalal la sa liggéey boobu ci aar ñi nga xamante ne tey ñoo ñu dénk baat waaye nag dama faral di wax ne bu ñu waxee sécurité dafa am lu bari lu muy làmb ñun citoyens yi nga xamante ne nag du ñu force de sécurité ni de défense buñ ciy dem nañ xam bu baax nan lañ ci demee te lépp luñ ciy def na nekk en commun accord ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ko sant lii nga xamante ne tey ci biir askan bi mën nañ am une sécurité communautaire mais sécurité communautaire boobu day des ca la nga xamante ne tey jàppale lay doon ci sécurité régalienne parce que bu kenn fàtte ne kenn amul fi sañ-sañ mettre en place lenn luy jëm ci sécurité te fekkul ñii ñoo la ci gunge wala ñu validé loolu nag askan bi daf ci war ci bàyyi xel bu ci bàyyi xel rek taxawaay bi doxalin bi day doon doxalin boo xamante ne day yomb beneen bi nag sécurité bi ko wax it xam ne en amont la ñuy defee sécurité doo xaar ba coow am ngay soog a sécurité dañ koy kar dañ koy prévenir ci biir prévention nag daf cee am élément bu fondamental bu may sañoon sax ne ñaar lañ muy information ak renseignement loolu nag ci biir askan bi la loolu foofu la ëppee ci biir askan bi comme askan bi nag mooy ñii nga xamante ne ñoom ñoo toog day dal di jaadu nag collaboration boobu am ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci professionnel yor waaye nag da ngeen di informer da ngeen di renseigner dafa am nu ñu koy defee waxuñu rek puisque commissaire ubbi na ay buntam ñu ne ku am xibaar na nga ñëw population bi yëpp fàqee fii dem ci commissaire di fa joxe ay xibaar dafa am noo xamante ne noonu lañ koy organiser puisque joxe xibaar aussi dañ koo réglementé teg ko ci ay charte yoo xamante ne dafa am niñ koy doxalee ak niñ koy tëralee ubbi nañ bunt taxul puisque ki ma dëkkal jàkkaarloog moom neexuma ma sos loo xamante ne sos naa ko ba mu tooy xepp ma dem wutali commissaire di ko sosal pour indil ko jafe-jafe loolu bokkul ci sécurité kon ku ci nekk ci ñun da nga am responsabilité boo xamante ne nag moo ci nekk la nga xamante ne nag moom laa ci kontaan mooy dafa am ay jamono le président de la République son excellence monsieur Macky Sall en conseil des ministres mu joxe directive boo xamante ne dafa waxoon ne le ministre de l'Intérieur en collaboration avec le ministre en charge des collectivités territoriales nañ xool nan la ñuy taxawalee li nga xamante ne mooy cadre wala conseil consultatif communautaire yi nga xamante ne sécurité rek mooy tax ñu jóg di dox ci biir commune loolu bi ñu koy wax boobu noté nañ ci biir réew mi ay série de violence yoo xamante ne tey ak délinquance yoo xamante ne ci biir réew mi commencé woon nañ ko noté mu commencé bari
population bi war a nekk acteur boo xamante ne tey dafa war a accompagner les forces de sécurité et de défense pour mieux sécuriser les populations et leurs biens. loolu ma am ci mbégte lool am benn ONG bu ñëw dans la commune ànd ceeg acteurs yi ba mettre en place tey dispositif boo xamante ne tey sunu xarit sunu rakk di monsieur Mbengue Boubacar Mbengue ba acteurs yi yëpp daje moom lañu dénk mu jiite loolu nga xamante ne mooy conseil consultatif boobu nag dina am taxawaay bu am solo bu muy dox ci biir commune bi tey monsieur le commissaire lépp loo xamante ne tey maa ngi koy jëmaleeti ci wàllum sécurité ci organe boobu laa koy jaarale puisque jàpp naa ne organe bi dafa law ci acteurs yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir commune bi yépp ñoom ñëpp ñu ŋànk ko mais loolu du dindi individuellement ku ci am loo xamante ne tey mën nga koo yokk commissaire di nga mën a ñëw ba ci moom accompagner ko te loolu nga xamante ne am na ci bu ma rafetloo loolu ba pare dañuy constater que tey ci suñu réew mi malgré effort yi nga xamante ne tey état mu ngi koy def pour sécuriser nit ñi ak seen alal dinañ constater que ci biir banlieue bi am na des zones d'insécurité banlieue bi nag nekkul une zone d'insécurité loolu nag damay bañ aussi population bi dem di ko wax nekkuñu une zone d'insécurité dañoo am ay zone d'insécurité comme ni ko fépp amee loolu nag bu ñu ko amee dañoo war a ànd ak ki nga xamante ne moom lañ ko dénk jàppale ko ci taxawaay bi nga xamante ne war na koo mën a taxawu ci loolu yépp nga xamante ne am na kon man jàpp naa ne slogan bi nga xamante ne war nañ ko cultiver ñun ñëpp te di ci jàppale commissaire pour loolu am ci suñu biir commune bi mooy tranquillité publique boobu moom la ñëpp di sax ba ëllëg wax na ko su mën a sidap mën a dox ci mbedd mi te doo xalaat fenn foo xamante ne nit dina fa mën a jaar ba def la lum la warta def ba loolu tax na ma jàpp ne kan moo gën a placé pour accompagner commissaire tey bu dul délégué de quartier bi nga xamante ne population bi ñoom ñoo toog ci quartier bi tànnal seen bopp ne kii kat gis nañ ci moom kilifteef boo xamante ne mën nañoo taxaw kooku jàpp naa ne kenn gënu koo yey ci lii ñuy liggéey kan moo gën a placé tey bàjjenu gox bi nga xamante ne wala ado wala relais bi nga xamante ne mooy dugg ci kër yi benn par benn subaak ngoon guddi ak bëccëg di xool di nemmeeku nit ñi ci ban santé lañ nekk kan moo gën a yey enseignant bi nga xamante ne ci quartier bi la dëkk di jàngal xale yi di xool xale yi guddi ak bëccëg di xool nan la ñuy taxawee ci biir kan moo ci gën a yey tey imam nga xamante ne chaque presque 4 heures de temps wala 3 heures de temps mu dajeek communauté bi ci fenn foo xamante ne dañ fay jaamu yàlla chaque vendredi mu taxaw ci minbar def la nga xamante ne mooy prêche kan moo ko ci gën a yenn kan moo ci gën a yenn ki nga xamante ne tey mooy curé bi chaque dimanche mu rassembler toute une communauté toog waxtaan ak ñoom ku ci nekk ñoo wax ko la nga xamante ne moom ngay dund kan mooy ki nga xamante ne moo ci gën a yenn président ASC yi kon jàpp naa ne acteurs yooyu yëpp ñu dajale ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nag ñoo war a assurer en amont sécurité bi nga xamante ne moom lañ bëgg ci ñun kon ñooñu bu ñu dajaloo wax dëgg yàlla damay am mbégte lool mais lii ñuy mettre en place taxul ba kenn di yaakaar ne dañuy remettre en cause liggéey bi nga xamante ne ñii ñoo ngi koy def remettre ñu en cause benn yoon taxawaay bi nga xamante ne force de sécurité et de défense am nañ ko suba ak ngoon guddi ak bëccëg nga xam ne lii bu leen ñëw jàpp bu ñëwul jàppale leen sax ñoom xam nañ seen liggéey lan la xam nañ niñ koy defee te ñoo ngi koy def efficacement kon ñun dañuy yokk rek bu ñu yokk nag nañ xam fu ñu war a yegg ma bëgg nag lépp loo xamante ne citoyens yi aussi ñoo ngi koy mettre en place nekkul dafa am ku ci nekk rôle boo xamante ne moom nga am lu mel ni délégué de quartier
kooku laa mun a citer directement délégué de quartier muy un auxiliaire du maire lépp loo xamante ne mu ngi koy dox balaa kenn di ko yëg maire la war a ñëw tàggu ndigal ba pare mu jox ko ndigal mu soog ko def amul leneen amul keneen puisque moom ci maire directement lañ ko jox jokkuñu ko ci préfet nii ci commissaire yeneen acteurs yi sax même statut lañ am mais bii dafa fekk statut boo xam ne dañ ko réglementé. continuer rek may daanelee sama kàddu ci ñun ñëpp xam nañ ne sécurité lu complexe la waaye bu ñu amee détermination am engagement acteurs yëpp ak kii nga xamante ne moom lañ ko dégg jàpp naa am na plus-value boo xamante ne mën nañ ko apporter commissaire bi ak ay éléments lii nga xamante ne nag moom lañ war a def mooy ñu mobiliser wu ñun ñëpp pour benn cause mooy la tranquillité publique may revenir aussi ci encombrement bi nga xamante ne am na ci rue yi ci lu bare bari loo xamante ne tey source d'insécurité la puisque insécurité du rek nit dajeeg yow ci mbedd bi rek agressé la am na lu bari lu fi nekk ci suñu société bi source d'insécurité la ni nit ñi di tabaxee tey am na loo xamante ne source d'insécurité la nit ñi nga jël mbedd mi di tabax sa kër jël garabaat bi yëpp def ko ci mbedd mi yaa ngi indi insécurité boo xamante ne ëllëg mën naa lor doomu aadama yi te loolu ay source d'insécurité la lu bare bari nga xamante ne moom la ñuy dox kon ñun ñëpp ci loolu nañ ko identifier ku ci nekk ci ñun approprié wul sa bopp ne man maay njëkk a sécuriser sama morom balaa muy moom ci boppam muy ñëw di ma sécuriser kon nag encombrement beeg yooyu ku ci am dans ton quartier foofu loo xamante ne wax dëgg yàlla sonal na la trop boo ñëwee ñu waxtaan ci dinañ mobiliser lii nga xamante ne tey mooy les forces de sécurité ci ndigal yi préfet sous-préfet ñu ànd ak ñoom dindi loolu nga xamante ne am na parce que dans les quartiers nag jàpp naa ne délégués yi autour des délégués bu ñu organiser wu rek sécurité bi war naa mën a gën a nekk lu baax léegi les délégués de quartier aussi am na une sollicitation bu ñu fi def muy une audience ma jox leen audience jeudi à partir de 15h jusqu'à 22h bu ngeen bëggee ngeen ñëw question yi ñu war a waxtaanee yëpp ngeen ñëw fii ci mairie bi à partir de 15h jeudi ba 23h amul benn audience beneen audience bu ñuy inscrire mooy yéen lañuy waxtaanal ci lépp li nga xamante ne tey wax nañ ci waxtaan ak yéen yëpp yeneen yi mooy les acteurs communautaires yi demandé aussi ñu dajeeg ñoom daje nag les acteurs communautaires yàggul dara man doon demandé waat ñu organiser leen ñoom ñëpp ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu mën a waxtaan ak ñoom ci enjeu yi nga xamante ne ñoom am nañ ko ak nan la ñun lañ leen war a mën a accompagner ci li nga xamante ne moom lañ doon def kon commissaire ñoom lay souhaiter la bienvenue fii ci Pikine bu Pikine Ouest une commune mythique parce que rek mooy buntu Pikine fépp fooy dugg ci Pikine gi nga jaar te nag yàlla dogal ay nit ñu am maanaam am solo ñoo dëkk ci commune ba tax na ku ci yëkkati ci ñoom def royukaay lay doon ci 15 communes yi ci des yëpp ci biir département kon bu ñu tàmbalee lii ci biir commune Pikine Ouest man jàpp naa ne ci kanam tuuti ki nga xamante ne sax moom moo gën a kawe ñëpp sax dina ñëw ne la il faut ñu gisee ñu waxtaan parce que jàpp naa ne fii mooy busoli département fii mooy busol mooy orienté mooy joxe mooy indiqué yoon fépp bu ñu commencé rek ñëpp topp ci mën nañ ñu topp nag ba raw ñu waaye lépp ñu ñoo koy tàmbali kon ñu tàmbalee yow jàpp naa ne si bu baax lay doon ci département bi ci sécurité bi ñu lay ñaanal yàlla na boo jógee fii comme ni ko ñu bari ci ñi fi jaar def rek bu ñu jógee fii fu gën a kawe rek lañ leen yóbbu am na fi ñu bari ñoo xamante ne fii lañ jógee bañ fi jógee fu gën a kawe commissaire d'arrondissement lañ leen yóbbu ñu lay ñaanal bés boo fi jógee na fekk ñu yóbbu la foo xamante ne dootul nekk commissaire yi arrondissement day nekk ci grade bi gën a kawe te jàpp naa ne ni ñu ko commencé nii boo ko continuer cant ak gërëm rek ma gërëm nag particulièrement quelqu'un
qui nous sert de guide, qui nous sert aussi énormément dans la commune et qui est très effacile. Père Thomas, maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci taxawaay bi nga xamante ne am nga ko ñu bëri bu ñu amoon taxawaay bi nga am ci wàllu sécurité jàpp naa ne waxtaan bi sa doom kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp conseillers municipaux yëpp maa ngi leen di sant Mamadou Mbengue l'ensemble des maa ngi leen di gërëm di leen di sant la presse particulièrement merci à toutes et à tous jërëjëf. Gracias.